mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci midi bismillah leen ci xabaaru njoloor si li ci gën a fës benn mbetteel amu ci député Mamadou Sall Biaye député Mamadou Sall ak Boubacar Biaye yëkkati nañ seen malaanu kiirlaay di ki tey ci suba gi ginnaaw kon assemblée nationale noppi ngir jébal leen yoon ngir mu def liggéeyam ginnaaw coowal passeport yi nga xam ne la ñuy tudd fii ci Sénégal te ñoom ñaar ñëpp seen tur jib ci ngir rek yoon def ci liggéeyam ba mu leer naññ du ñàkk dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci ndorteelu xabaar yi bu calandee mburu moom tey askan wi xëy ñàkk ko ndékkee ndax nag loolu li ko waral mooy ambulanciers yi nekk Sénégal ñoo daal di xàppati ñetti fanu grève yoo xam ne du ñu faste xànc ak morom ma seen sàkkuteef ñoom ambulanciers yi moo ñu yokk njëgu mburu gi waaye directeur commerce intérieur ne nag loolee du ci dal mukk ndax jàpp na ne kon njëgu mburu bi moom waxtu wi xel xalaatu ko yokk dina ci dikk itam du mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. jàkkaarloo site Papa Sow ñu koy waajal juróomi fan ci weeru décembre gi ñu dëgmal lañu ko jàpp Pape Abdou Fall moo ko tëgg démbalagoon tey jënaw taskatu xabaar yi ngir xool ak tamit waxtaanee matuwaay yëpp yi nga xam ne kon jël na ko ci ngir combat bii mën a tegu ci yoon moom nag jàpp na ni lépp lu di matuwaay jël na ko waaye tamit lépp loo xam ne rek dina ko def ngir combat bi mën a tegu ci yoon jël na matuwaay yëpp moom Pape Abdou Fall danañ teewlu ay kàddoom nu mu gën a yaatoo ci xabaar yi bu calandee yëglekaay mooy laf laaju xabaar yi ci njoloor si mbokki loolu moo gën a fës ci xëdub xabaar yi ne skis bu jàlla àndee ñul ci faram-fàccee. jërë ngeen jëf ci teewlu bi ci programme ITV xabaaru njoloor si ñu daal di ko door ak yëkkati malaanu kiirlaay député Mamadou Sall ak Boubacar Biaye mbetteel amu ci ni ñu ko doon séentoo noonu la ko assemblée nationale kon daal di jëmale ni ki tey jii ginnaaw ndaje bu yaatu wu ñu amal woolu député yi ngir waxtaane ak càmbar yëkkati malaanu kiirlaay député yi lu toll na ci juróom-ñetti fukk ak ñeent ci ñoom dañoo d'accord ngir ñu yëkkati malaanu kiirlaayu député Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñett ci ñoom kon ñoo daal di ñoom newuñu waaw newuñu déet lu ci mënta am nag ñoom ñaar ñii seen tur jéb na ci coowal passeport yi kon jébbal nañ leen nag léegi yoon ngir mu noppee kon indi leeral ci coowal passeport yi jaaba jonge ci réewum Sénégal du ñàkk dinañ ci dikkaat mu gën a yaatoo ak sunu ndaw yi ñuy teewal ca pencum ndaw réew ma ci waxtu wi Abdourahmane Ly bu calandee maa na ko junj ci ndorteelu xabaar yi ñenn ci askan wi tey xëy bëgg nekkee mburu mu tëleen ndax nag boulanger yi ci Sénégal ñoo xàppati ñetti fanu grève tàmbalee ko tey ëllëg ak gannaaw ëllëg ñoom nag ne lañu bëgg mooy njëgu mburu bi yokkute am ci ak yeneen ponk yoo xam ne ñu ngi koy sàkku ci état bu Sénégal ngir mu daal di ko saafara rawatina meññee yi nga xam ne kon ñoom dañoo daal di takkal seen liggéey ci ay bës ngi loolu lépp doon jàmbat yoo xam ne kon nee nañu dañuy bëgg état bu Sénégal indi ci saafara démb lañu amal jano taskatu xabaar yi ñu ànd ci leeral ak Mame Seynabou Babou Moussa Fall reportage. ginnaaw meññee yi tey jii la nag boulanger yi la ñoom ñii la nag ñoo ngi xamle ne ñett fan dinañ ko toog te duñ defar mburu mu nekk ab grève boo xamante ne dëkk bi yëpp lay laal fédération nationale bu boulanger yu Sénégal nag moo ngi wax njàkkaxeem. boulanger Sénégal nee nañ su état réglé wul lii dootuñu mburu moom ngeen jéggal ñu ñi sant Diop mais dootu leen ko gis ci réew mi dañu décider 3 jours yi dañ koy maintenir mardi mercredi jeudi même tey bu ñu woon négociation duñ ko def Sénégal boulanger Sénégal li ñu sant mooy nañu observer 3 jours yi ba pare ba ñu xam ñooy ñan su doyul ñu dàbbaliwaat mburu mënatuñ ko jaayee fanweer mënatul nekk dafa doy. grève bu meññee yi nag moo waxal liilee saagu farine bi nga xamante ne 50 kilos lay def gisatuñu ko te cher na loolu secrétaire général bu réseau des boulangers du Sénégal moo ngi xamle ne mburu bi moom dinañ ko yokk dina jóge 150 dem ci 175. li wér te wóor mooy ñetti fan dinañ ko arrêté production prix ci étendue territoire national yépp muy mardi mercredi jeudi bu état bi woote ay négociation régler problème bi on continue à travailler faute de quoi ñun amuñu lenn lu ñuy négocier li ñu xam daal mooy farine bu yokkoo bu yokkul dañoo nekk ci problème te mënatuñoo avancer. xoolaat njëgu mburu bi régler problème yi nga xamante ne moom la meññee yi di jànkonteel loole nag la ñuy di sàkk. mais dañuy tourner loo autour du pot ñun ay boulanger lañ mais nag état bi daf ñu rouler dans la farine loolu nag moo fi jeex bu ñu fajul problème mu boulanger ñun on est décidé meññee yi dañu décréter 3 jours de grève ne sax ñoom dañu radicaliser wu léegi dootuñ ubbi seen usines yi tant que état fajul seen soxla mais peut-être ñoom juróom-ñaar rek lañ am na ci ñoo nga xam ne tey seen yaay ñoo leen fayal jàng bu ñu nekk tey écart ci mburu mi lañ ko jëlee secteur bu mel noonu état di ko négliger ñun dañu am kersa am gàcce.
secteur boulangerie yi nga xamante ne dafay jël lu tolloog 30 000 emplois directs ak 40 000 emplois indirects boulanger yi nag jàpp nañ ne dafa jot ñu régler problème yi yëpp. jërëjëf maam Seynabou Babou jox nañ kàddu gi directeur commerce intérieur Oumar Diallo moom nag nee na am na ponk yu bëri yoo xam ne kon kilifa ñu ko càmbar ngir saafara am ci waaye nag yokkuteeg njëgu mburu gi ci Sénégal moom xel xalaatu ko bul sukkandiku ci kàddoom ñu teewlu ko ginnaaw jokkoom ak Cheikh Diop. li nga xam ne ni moom moo xew ci farine bi mooy li ñu gis te ñu constaté que fan yii yëpp maanaam juróom-ñaari usines yi nga xam ne ni ñoom ñooy defar farine bi ñoom ñoo taxaw ne mënatuñu jaay di perte. te comme mënatuñu jaay di perte dañu préférer arrêter seen production farine bi nag buñ ko defarul dugal ko ci biir marché bi li ñuy njeexital bi muy am mooy que ni dinañ toog diir yoo xam ne ni mën nañ ko bañ a gisati ci marché yi ba boulangerie yi aussi mën nañ ko bañ a amati pour defar seen i mburu foofu la ñu toll tey moo tax boulangerie yi bu ñu waxee ni dañuy décréter grève daf ñuy xaw a jaaxal parce que koo xam ne ni yow amuloo farine booy defaree lan ngay mën a waxee ne da ngay grève ci mbur li ñu constaté la te gis nañ ni que ñun ñu ngi ciy liggéey depuis boobu ba léegi tooguñu ñu ngi liggéey ci situation bi ñu ngi liggéey ci prix wu farine bi te incha allah au plus haut niveau de l'État liggéey bi ñu ngi koy tàmbali def nañ ko ñu ngi ci dañu liggéey dañu xool nag ni que prix bi yombul ndaxte dafa am incidence bi ñuy wax incidence fiscale te incidence fiscale boobu moom la ñuy évaluer d'abord avant ñuy jël décision kon nag ci lu fi fan yi néew incha allahu rabbi solution dina am par rapport à ce prix de la farine loolu laa amoon lu ma ci yokk di wax nag boulanger yi ni que pratiquement prix wu farine amagul ba ñuy wër wala di taxaw seen situation bi naan dañuy grève parce que tout simplement dañuy demander vérité des prix balaa muy am day fekk am prix farine bi ñu taxawal ko. ñeneen ñu ñaxtu ñoo ñu dëkk ci cité Apix ci Tivaouane Peulh ñoom nag dañoo wàcc mbedd bi fësal seen nakar ne lu nu bëgg rek mooy lenn ci li nga xam ne ko mooy ay jafe-jafe ñu koy daj bokk na ci seen suuf si nga xam ne kon ñu ngi koy tong-tongee rawatina nag espace vert yi nga xam ne kon ñoo fa nekkoon nekkatu fa ndax lépp la ñu nangu ci seen yoxo rax ci dool yi tamit ne ba léegi des nañu jot ay titre de propriété li lépp nekk njàmbat yoo xam ne état bu Sénégal rawatina njiitu réew Macky Sall ne la ñuy sàkku ngir mën di ci saafara. Babacar Seck reportage. ña dëkkee ci cité Apix nekk ci zone bu recasement Kër Massar Tivaouane Peulh ci njaaxare la ñu nekk ñooñu nga xam ni dañ leen toxaloon bi ñuy defar autoroute à péage bi ba léegi jotaguñu ci seen kayiti kër. waaye pour wax leen ni rek dañ ñoo forcer ba indi ñu fii mais dañ ñoo yeb sa ay car indi ñu fii baraati nañu wax ñu cité bi ba mag ñi doog a nangu waaye lan ñu waxoon dara amu ci léegi nag li nga xam ne moom la ñuy dénoncer. mooy dañoo bind léegi ci pancarte yi ñun on est des locataires actuellement ci suuf si nga xam ne ñun ñoo taxoon projet bi am ñun ñoo tax projet autoroute à péage am cité Apix bi fi ko visibiliser li ñu fi def yëpp c'est pour les impactés su ngeen déggee impacté mooy les personnes affectées par le projet suñuy kayitu kër nag dañ ciy jot ci A ou par B ndax ça nous revient de droit. ñenn ci ñun joxoon ay pàkk foofu ci cité Apix ñu ngi koy nangu loolu dal jigéen ji di Fatma Dieye ñu jëlee ko ci jàmm gën si Cap Mbao. léegi loolu bu ma mën a nekkee ñun état moo ñu toj jox ñu ay numéro jox ñu ay kayit tey ngeen ne tey ñii am bàyyi ñoom ñoo ñu ëpp doole waaye léegi lu may def ñu daal la ma fa tojoon te ay pexe daa def ba ne doon ko génne léegi la su may ut ay kayit di ka mbaa sax sama doom bi si tëdd sax dinaa ko def ñu arrêté ma boobu ba léegi amul fu ma demul gouverneur fu ne def damu daw naa fa. waa cité Apix seen njaaxare mu ngi gën a yokk ginnaaw bi ñu gisee yenn ci place publique yi ñu commencé koo dagg di ko jaay. mu nekk espace mixte mu nekk population cité Apix 2039 maisons ñu moom ko 2039 maisons yooyu yëpp fii la ñu am droit tey pour maanaam gérer seen cadre de vie mais gis nañ ñu loolu dañ ko salfaañe sunu àq ak sunu yelleef bande yi dañ ko dagg jaay ko 150 mètres carrés lañ ko dagg jaay ko presque à 13 millions wala à 20 millions. ci jafe-jafe ñàkk jot ci seeni kayiti kër ña dëkkee ci cité Apix ba léegi jotaguñu ci ndàmpaay bin warloog ñoom.
jërëjëf Babacar Seck ñu yokk jéego yi dem ba diwaanu Sédhiou foofu nag ndongo yi nekk ci lycée Bal Moussa Daffé danoo wàcc mbedd bi ndekki tey ci suba gi li ko waral nag mooy nee nañu amuñu ay professeurs yoo xam ne mën na leen a jàngal loolee lépp nag nekk nakar si ñoom ba tax tey ji itam amal nañu grève boo xam ne kon ñaari fan lañ koy amal ne nag nee na dàquñu ko daal di ko tollanti bu dee ba léegi saafara amu ca du nàkk dinañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ak sunu ndaw ca diwaanu Sédhiou Ousmane Demba sunu yeneen jotaay xabaar ñiy dëkk ci Sicap Rudis ñu ngi fii kon diggante Grand Dakar ak Fann Point E Amitié rawatina nag foofee ci commune bi ñoom nag ginnaaw jafe-jafe yi amoon ñeel wàllu assainissement léegi tey mu jeex ndax waa BRT ginnaaw liggéey bu nu sumb lu toll nag ci téeméer boo jël juróom ak juróomi kon ci téeméer boo jël dañ ci wàllub financement bi kon dañu ko dugal ci loolu nag jëm ci lu toll ci ñeent fukki kilomètres yoo xamante ne nii danañ gën a yeesal réseau assainissement bi loolu yëpp nag nekk lu mbir moo xam ne ñoom nag ñu ngi doon daj coono ci wàllub assainissement waaye nee nag lii mbégte la boo xamante ne ni dina tax ba lépp lu di seen njàmbat jëm ci wàllu assainissement ñu daal di tàggaloog moom loolu lépp nag nekk loo xam ne kon ñoom ñu ngi ko fësal ci reportage bu Marème Ndiaye Seydina Mbaye. ñoo ngi Sicap Rudis fii liggéey bi jëm ci BRT bi moo ngi avancé bu baax kenn mënta dégg nag ndax camion yeeg pokolin yi. ay tuyaux yu mag ñu ngi fi tege ngir remplacer yi fi nekkoon. teway waaw sinuwaa yi ñoo koy liggéeyee foofu ci chantier bi di ko indi fii pour ñu mën cee monter ay canal pour jàpp naa ni liggéey bi maam bu yeggee ci ni ñu ko bëggee gëm naa ne même bu yàlla ji doon taw 24 heures sur 24 ndox dootu fi taa. travaux yi nag askan wi bëgg nañ ci lool waaye dafa yéex ndax gox bi yàgg naa am ay jafe-jafe ci wàllu assainissement. ñun loolu lépp ñu ngi koy rafetlu de toutes les façons. Ça fait bon fii musul am ndox Sicap déjà man je serai dinaa ci ànd que ñu mën di am ndox parce que ñun gëññunu ki am ndox bu ne tamit dañuy def ay canal pour kii canalisation yi kooku tamit d'accord nañ si parce que ñi ngi dee nañu parce que chaque jour 2 semaines 3 semaines ñu woo ONAS ñu ñëw pour déboucher. waroon nañ ko mën a defar bu yàgg parce que balaa ngaa defar tali canalisation yi nga war a njëkk a defar waaw loolu mooy li jaaru daal. canalisation yi dafa màgget moo waral boucher yi inondation yi bu nawet bi ñëwee dañuy sonn. yàqu-yàqu yi nag bëri nañ. man place laa yore boo leen xoolee lavage laa yore bu ñu demee ba ñu dañuy gas fii dan may impacté carrément kenn ñëwul dédommagé ma kenn ñëwul wax kañ la ñuy gas kañ la ñuy suul et cetera je suis au courant de rien et je vous avertis même bañ naa ba ñi nekk si kii travaux yi fii. nee naa leen fii comme tey ni ngeen ko gisee nii dañu ñëw man leen fii doo leen ma tëj ñu wax man leen place laa yore ba xaw a jàppanteeg ñoom à la fin y a un chinois bu ñëw intervenir non bàyyi leen ko mu ubbi. ñi ñu waxtaanal jàpp nañ ne liggéey bi lu am solo la te bëgg nañ tàggoo ak système assainissement bu màgget bi fi newoon waaye ñàkk xibaar ci liggéeyu BRT yi kañ la ñuy jeex moo leen jaaxal. di ko jaajëfal bu baax Marème Ndiaye leneen ci wàllu xabaar ak lu toll ci téeméeri soxna yoo xam ne ñu ngi bàyyi ko fii ci Sénégal ak ci bitim réew dajaloo fii ci Ndakaaru capitale bu Sénégal ca maison de la culture Douta Seck seen xemmeemteef nag mooy fexe ba ñëpp ñi nga xam ne ay jigéen lañu ñu gën leen taxawu waaye ngir ñu gën a mën a moom seen bopp waaye nag ñoom tamit bokk nañ ci comité bii ñu dippee annulation des dettes la ñu bëgg rek mooy bor yi nga xam ne ñu ngi koy amal banque yi léeg-léeg nag taux d'intérêt di yaatu loolu ak diis seen wagg la ñu bëgg ñu wàññiku bu baax a baax loolu bokk na seen jubluwaay yi nga xam ne jot nañ ko daal di sàkku ci ndaje bi ñu amal ni ki démb ñu ànd ci leeral ak Khadija Ndak Diouf Seydina Mbaye. kuréel bi taxaw di xeex ngir ñu niilal bor yu jaaduwul yi di mettitlu intérêt yu bari yu banque yi di teg ci kaw jigéen ñi. kuréel boobule boole ay jigéen yu jóge sa Europe ak fépp rek ci Afrique di xeex ngir sàmm suturaay jigéen. dañ ne jigéen ñi ñoo yor réew ñoo yor kër yi te jigéen ñi seen doole néew na dañuy dem ci mutuelle yi di leb ay xaalis nekk ci marché yi di yëngatu lii nga xamante ne nag moom lañ leen di tegal muy taux d'intérêt bi di tegandaay xaalis bi dañ ne dafa metti jéggi na dayo ba ci kanamu yàlla banque centrale dafa ne taux d'intérêt bi mënta passé 2% mais soo koy xool dem na ba fanweer te fanweer yooyu ëpp na ko. kuréel bile joxoñ baaraamu tuuma banque yi ak microcrédit yi ndax jàpp nañu ni rek ñooñee ñoo tax jigéen ñi dencatuñu dara yenn kuréelu jigéen yi gis yeneen i pexe yu dimbale seeni jigéenu groupement fekk ne sax jaaruñu ci benn banque. jigéen ñi nga xamante ne ni ñoom laa dëkkal souvent
ñuy waxtaan ci affaire yi banque taux d'intérêt bi ñuy wax ay problèmes yi nga xamante ne nii dañ ci doon jànkuwantet léegi nag bi ma demee man tamit bi ubbi sama groupement ma ne xaaral ma changer doxalin après laa woo samay jigéen waxtaan ak ñoom ñu xool nan la ñuy mën a liggéeyee pour mën a financer suñu bopp au lieu que ñuy dem ci banque mais mun nañ financer suñu bopp ba du ñu dem ci banque te dinañ ci sentir suñu bopp. ay jigéen jóge fu ne ci Afrique ngir jàppale jigéenu Sénégal ngir ñu am pexe ci li nga xam ne mooy seen xeex mu di banque yi wàññi taux d'intérêt yi. ñun fii ci Cameroun amuñu problème ci microfinance ak microcrédit loolu nag tax ñu ñëw fii Sénégal ngir rekk gunge leen loolu dina tax ñu bañati am benn jafe-jafe ci lépp li jëm ci banque yi. peut avoir des avantages et des inconvénients. ay taux d'intérêt yuy dem ba ci fanweer ci téeméer boo jël lii la tax jigéen yi di xeex lu ñu bëgg rekk mooy nguur gi jàppale leen ngir taux d'intérêt yooyu banque yi di teg seen kaw wàññeeku walla sax ñu jëlee ko fi. Khadija Ndar Diouf jërëjëf toox ci tolluwaayu mbas mi ci Sénégal ni ki tey ñetti nit ñoo am yees woppi Covid-19 ñeent ñoom jot nañ ci wér ñaari nekk ci sowtaas benn nit moo ci ñàkk bakkanam yóbbu lim gi ba junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn nit yoo xam ne faatu nañ ci bi mbas mi duggee Sénégal ak tey jii waxtu yi kon fukk ak ñaari nit ñoo nekk ci loxo docteur yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram 1 million ci doomi aadama ak ñetti téeméer ak ñett junni nit ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñoo joto ñàkk ko ci mbas mi ngir nun ci mucc waaye tam ngir fexe ba saawu leen mbas mi kon laale mu bañ a doon musiba ci ñoom loolee lay xayma bu bàyyee ko ci ministère de la santé ak action sociale ginnaaw mbas mi ñu dem ca Ziguinchor foofee nag jàpp leen ni ñoom nag daloo nañu benn centre boo xam ne ñu ngi ko jagleel soxna yi centre bi nag da leen fas yéene dalloo ngir rek lépp loo xamante ne nii moo di ay fitna te ñu koy daj seen biir néegu sëy wala sax loo xamante ne ni kon day jëm ci ñoom not leen waaye tamit gën leen a fexe rek ba ñoom noot leen ba nag du ñu mën a am doole wala sax saawuno a nekk ci jafe-jafe mën nañ fa dem ngir rek ñu mën leen a wallu loolu lépp kon nekk mbir moo xamante ne ni ñu ngi ko samp ci Ziguinchor ginnaaw gi nga xam ne kon ne lañ ci jublu rek mooy fexe taxawu jigéen ñi ci bët gànnaaru ci bët saalumu Sénégal Franz Fayot moom nag kenn la ci ñi nga xam ne kon ñoo samp boobule kuréel ñu teewli kàddoom ci micro Assane Ba. Les victimes de violences sexuelles ne souffrent pas simplement au niveau physique, mais sont gravement impactées au niveau psychologique. jigéen yi nga xamante ne ñoom la ñuy mettital seen mettit bi yemul kese ci wàllu physique waaye day dem ba laal li nga xamante ne mooy seen psychologie seen émotion seen social waaye tamit ci seen wàllu koom mettital boobu nag mën na leen yóbbee ñu dem bi nga xamante ne ñu am benn traumatisme psychologique tax effet yooyu dina dem bi nga xamante ne dañ leen di bedd ci société bi ndaxte dootu ci mën a bokk mettital bii nag day wane ne rek njëriñ bi nga xamante ne centre bii mu ngi koy représenté loolu moo tax ñu ñëw tey inauguré centre bii nag boo ko xoolee day may jigéen yi nga xamante ne rek ñoom dañuy mettital ñu am fi nga xamante ne mën nañ fa làqu waaye tamit ñu mën a am benn prise en charge boo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram waaye tamit ci seen wàllu xel waaye dina mën a may ñi nga xamante ne ñoom lañuy mettital ñu mën a dem ci wàllu yoon ba nga xamante ne ñu mën fa kalaame li nga xamante ne moo leen di metti centre bii nag li tax moo am solo rek mooy dafa répondre ci besoins yi nga xamante ne moom la dëkk bi soxla dinañ jéem a def lépp li nga xamante ne moo war ba ñu mën a delloo nit ñi seeni dignité centre bii nag dafa ñëw rek ci waxtu bi nga xamante ne moom lañ ko soxlaa te aspect frontalier bi nga xamante ne moo ci bokk tamit nekk na loo xamante ne am na solo ndaxte centre bi mën na may ay soins de qualité nit ñi nga xamante ne ñoo fay ñëw fépp ci région bu Ziguinchor waaye ñeneen ni nit ñi nga xamante ne ñooy jóge ci zone frontalière yi ni ki demee ni Gambie ak Guinée-Bissau. Aux personnes touchées dans les zones transfrontalières de la Gambie et de la Guinée-Bissau. juróom-ñaareelu édition revue annuelle UEMOA ubbi nañ ko ni ki démb fii ci Ndakaaru capitale bu Sénégal ci lëkkaloo ñii di waa kuréel gondi UEMOA ak ministère bu ñu dénk wàllu finance ak budget ginnaaw seen lëkkaloo ak commission UEMOA bëgg-bëgg bi nag di jubluwaay mooy fexe ba yeesal lu bëri ci li nga xam ne ko moo jëm ci wàllu politique programme ak projet ngir rek daal di ko baral ngir loolu lépp mën a antu ci réewum Sénégal ñeel wàllu communauté maanaam kon lu gën a suufee ci li nga xam ne kon mooy wàllu administration territoriale lu ci mënta am nag ñoole ñeel réew yi tënku ci UEMOA liggéey bi nag niki ëllëg lay noppi bu ci yàlla andee ñu teewlu ci kenn ci ñoom di Segundo Clément Ololo moom mooy chargé mission bu président commission UEMOA ñu teewlu kàddoom ci micro Pape Babacar Ndour. C'est une tradition. Chaque année, nous appliquons
lu ñu baaxoo def la at bu nekk di jëfe dogal yu jóge ci njiitu réew yi UEMOA ñu dooroon atuma 2013 jublu gi di saytu revue bi soxal yoonal gi ci texte yi réew yi nga xam ne xaatim nañ ko ngir ñu tegu ci yoonu jëfe ko bëgg nañu ci at bi Sénégal gën a yokk taxawaay bi mu amoon ndax ci bii weesu jëfe woon nañu lu toll ci téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk ak ñeent bëgg nañu àgg ci atum ren bi ba juróom-ñett fukk ci téeméer yoo jël wala sax ñu weesu ko réew yi dañ leen di nattu ci gouvernance wàllum koom yeesal yi nga xam ne dañ koy def waaye tamit lu jëm ci wér-gu-yaram ak ñoom seen Sénégal am na fi mu toll fukki naal yu ñu war a saytu ak téeméer ak fukk ak ñetti textes yoo xam ne waras nañ leen càmbar bu baax. Nous avons 113 textes communautaires également que nous allons évaluer cette année. ONFP daal di xaatim déggoo ak jëwriñ gu ñu dénk wàllub càmm gi ci Sénégal ngir rek fexe tàggat ñëpp ñi nga xam ne kon ay ndaw lañu te nag am mbëbët dugg ci wàllub càmm gi ci Sénégal ngir tamit ñu mën ci gis seen bopp bu baax a baax waaye tam may leen ñoom mën a am xëy ci Sénégal looleen loo xam ne kon sàkkuteef la mooy ba ñëpp ñi nga xam ne kon dañuy yëngu ci wàllub càmm gi ci réew mi ñu doole leen jàppale leen ba lépp lu di coono ci ñoom ñu mën koo daal di teggi ñu teewlu ci Souleymane Soumaré mooy directeur bu ONFP ay kàddoom ci micro Babacar Seck. ñu tëgg benn convention boo xam ni moom mooy permettre office national de formation professionnelle mu mën a tàggat daf ay formation pour ñi nga xam ni dañoo am financement FONSTAB financement bi ñu leen jox ñu mën a xam nan lañ koy jëfandikoo ba mën si am ay revenu waaye itam ñi nga xam ni dañoo bëgg financement si wàllum élevage ñu mën leen tàggat ba bu ñu jotee financement boobu itam ñu mën a xam nuñ koy jëfandikoo ndax financement yi am na solo lool waaye li ñuy gis Sénégal mooy yenn saay day am ñoo xam ne dañuy am financement te fekk ne amuñu benn xam-xam si wàllu métier bi ñu leen bi ñu war a liggéey wala amuñu benn xam-xam si wàllu entrepreneuriat loolu nag moo indi office national de formation professionnelle lëkkaloo ak FONSTAB pour que képp koo xam ni jotate nga financement bu jógee FONSTAB ñu mën la encadrer former la ba nga xam ni activité bi ngay def pour mën si am dara mu nekk activité boo xam ni activité buy sax la activité bu mucc moom lay nekk loolu nag buñ koy def dafa fekk ni ONFP ay at yu bari mi ngi nii ñuy former si wàllum élevage ba nga xam ni ndaw bu ñu jël dañ lay catégoriser si biir convention bi buñ la recruter nga mën di am cotisation sociale mën a am salaire bu baax ba mu méngoo ak li nga xam ni moom la président Macky Sall bëgg muy ñu jox ndaw ñi ay xëy yoo xam ni xëy yu sax lay nekk waaye itam xëy yu am solo lay nekk. ma ne ko jooju ci ndorteelu xabaar yi jàkkaarloo Siteu ak Papa Sow juróomi fan ci weeru décembre gi ñu dëgmal lan koy amal ci arène nationale bu Sénégal waaye nag loolee ki ko tëgg di Pape Abdou Fall démbal janok taskatu xabaar la gonte ngir wax bëgg-bëgg bi ak jubluwaayam ne nag lépp di matuwaay jël na ko moo xam ci wàllu kaaraange waaye tamit ngir combat bi doon lu mucc ayib ba ñëpp mën ci gis seen bopp ñu ànd ci leral ak reportage bu Mame Alassane Lay Seck. bëre bi am diggante Papa Sow ak Siteu ñoo ngi ko jàpp le 5 décembre gannaaw ba mu antuwul ci yoon yu njëkk yi promoteur bi di Pape Abdou Fall mi ngi masaw ñaari mbër yi. muy Siteu ak Papa Sow ndaje boo xam ni dafa war a am incha allahu rabbi di ñaan yàlla mottali le 5 décembre incha allah ci arène nationale. ndaje la boo xam ni njëkkoon nañu ko initier pour le 5 avril 2020 li fi xew ñëpp xam nañu ko muy Covid 19 ma ciy profité nag di massawu mbër yëpp di Papa Sow di Siteu di massawu seen njaboot di massawu seeni écurie di massawu seen encadrement ak seeni fans. ngir lépp mën jaar yoon promoteur bi mu ngi ñaaxaat journaliste yi sig dal bés boobule. non wax dañ koy ñemee da ngay ne dañuy def désordre wax kenn du ko raay salle bi dañ fi ñëw tey fii pour daje ku nekk bàyyi li ngay def pour ñu waxtaan ci suñu biir nañu leen defaraat corporation bi parce que sit yi d'accord ñu ngi jàppale làmb mais ñu ngi yàq làmb ci comportement yi
tey ji nii bu Aziz tëbee rek ñëpp song ko mais Aziz mën na daanu damm tey bu ko benn amoon benn comorbidité wala dara mën na ci daanu dee ñu ni ca làmb ja la amee loolu lépp c'est évitable kon nañ leen toog waxtaan wax moo waral waxtaan bi waxtaan nañ yaakaar nañu ni ku nekk tu es assez sensibilisé ba bu ëllëgee kenn du jéppi sa morom nañ leen rafetal li nga xam ne ñoo ko bokk muy làmb. lépp lu jëm ci wàllu kaaraange danañu ko jëfee ci bés boobule. ku xam ab paf xam ni man du ma caaxaane sama ndaje lu mu jar danaa ko ci def du ma caaxaane mukk aussi sécurité parce que nit ki fa ñëw maa ko fa indi ndaxte maa organiser événement bi kon dafay jaadu ma protéger ko ak nu ma ko mën a protéger te incha allah danaa ko def kon gendarmerie mësta ñëw danaa fexe ba ñu ñëw toppatool mu ci mbedd mi police nekk ci biir ba affaire bi daal tey yow boo ñëwee di nga circuler normalement ñu tegal la fa benn plan de circulation boo xam ni dina yomb ci yow nga ñëw seetaan sa làmb ñibbi ci jàmm parce que nag Siteu Papa Sow da dul combat bu oyof du combat bu yomb parce que ñaari mbër yi ñoo toll noonu. diggante Papa Sow ak Siteu li ñu woowee pay-per-view si la ñu ko mën a seetaanee wante promoteur bi di Pape Abdou Fall mu ngi dalal xelu site internet yi pour ñu mën ko teg lu mu gën a gaawee si bu combat bi weesoo. Maam Alassane Laye Seck jërëjëf yegg si nañu mbokk yi ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëgle kaay yi. mbaa yéen a nga ca liste l'opposition bu Sénégal bi ñu gàntal te ba tey ji jeexagul la Tribune l'opposition bu Sénégal ci guerre dëgg nag la nekk yëglekaay bi ne ca Kédougou démb gaay Moustapha Guirassy yi ak way takk deru kaaraange yi ñu doon defante gu saf sàpp doon tey grenade lacrymogène ak i xeet yoo xam ne ma nga jalaa ñëw démb ca dëkk ba am na ñu bëri ñoo xam ne dañ leen ci jàpp ñeneen ñi am ci gaañu tar waa gëm sa bopp la Tribune ne déposé nañu seen recours yi te kàddu gi benn la fépp ci réew mi ndaxte nee nañu moo lu mu mandataire l'opposition bu Sénégal nañu dem def ndiraan toogaanu préfecture sous préfecture yi ci réewum Sénégal war nga këpp bëgg-bëgg bi nag du leen lu dul yéen ak lañ ba li si Benno Bokk Yaakaar yi ci réewum Sénégal yëglekaay bi ne en tout cas l'opposition bu Sénégal war nga këpp ni ki tey ji danañu daje waxtaan seen diggante ngir xool lan moo doon seen taxawaay ëllëg Le Quotidien ni ay bés ñu dëg ma ci réewum Sénégal daal du sedd ndax mbooloomu kilifa yi Yewwi Askan Wi ñoo koy sàkk mobilisation wu rëy ni ki ëllëg ginnaaw convocation Barthélémy Dias ci kanamu tribunal bu Ndakaaru moom Barthélémy Dias ni ginnaaw wóoloom ci kanamu auto attekaay bi bëgg-bëgg bi nag du leen lu dul ñu àtte ko jaar ci leneen ndaxte nee na saa bu ñu ko wóolu waatee lu weesu fukki fan ci weeru novembre gi dootul wuy ji ndax ci campagne la jëm yëglekaay bi ne en tout cas kilifa yi nekk ci Yewwi Askan Wi nee nañu ñëpp ñi bokk ci l'opposition bu Sénégal la ñu bëgg ñu dem toogaanu préfecture yi ak sous préfecture yi ci réewum Sénégal war nga këpp ginnaaw seen liste ñuy xel di gàntal ci réew mi Ousmane Sonko njiital Pastef ak Barthélémy Dias ñoom ñaar ñëpp ñu ngay woote résistance dëgg ak mobilisation wu rëy ni ki ëllëg ci tribunal bu Ndakaaru yëglekaay bi ne Moustapha Guirassy démb nag ki gaayam dañ ko gazé ba noppi sànni leen grenade lacrymogène waaye nag ñoom nee nañu lu ji njaak préfet bu Kédougou moo njaak moom la ñu xëpp coow li de ginnaaw seen liste ñuy gàntal ci réewum Sénégal ak wóolu Barthélémy Dias ci kanamu ëttu attekaay yi Ousmane Sonko njiital Pastef nee na gaay yi sa présidence dëgg ba noppi ñoom ñëpp ëllëg nañu teew ci kanamu ëttu attekaay ci Sénégal ndaxte nee nañu duñu seetaan mukk seen candidat ci Ndakaaru na koy def naka sudul noonu Barthélémy Dias ne en tout cas ëllëg su may dem ci tribunal ba maag samay doom ñooy ànd te bëgg-bëgg bi nag du leen lu ñu atte mbir bi mu jeex benn yoon waaye nag waa Benno Bokk Yaakaar nee nañu lu gaay yi baax ñu ngeer ko ba tax ñu ne li amoon ci weeru mars ci réewum Sénégal dootu fi am ba mukk looloo tax ñu ne état bu Sénégal lépp lu di matuwaayam da ko jël ba mu jeex tàkk Vox Populi ne l'opposition bi kay safara dëgg nag la ñu sotti ci réewum Sénégal ba noppi jafal ko ginnaaw wóolu Barthélémy Dias ci kanamu tribunal bu Ndakaaru te ñoom waa Yewwi yamu ca ndaxte nee nañu képp kuy waajur na nga téye sa doom ndax ëllëg lu ñu seen muy ñuul ci réew mi ñooma Barthélémy Dias maire bu Mermoz Sacré-Cœur nekk candidat Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru ci l'info ni coow li lépp lalu ci koom ginnaaw coowal Ndiaga Diouf lépp complot la te lu ji njaak état bu Sénégal mooy njaak moom Barthélémy Dias ne complot bi nag du jàll tey ni ki ëllëg ba tax mu ne ndaw Sénégal yépp lay woo ñu taxaw temm def mobilisation gu rëy ëllëg ci kanamu tribunal bu Ndakaaru moom maire bu Mermoz Sacré-Cœur yamu ca ndaxte nee na bu weesoo fukki fan ci weeru novembre saa wuñ ko woolu waatee ci kanamu ëttu attekaay du dem te du wuy ji ndaxte nee na campagne bi jëm ci maire bu Ndakaaru ci la nekk ba noppi weddi kàddu yi nga xam ne procureur général yëkkati na ko niki démb jëm ci coowam moom Barthélémy Dias ak Ndiaga Diouf moom waaye Khalifa Sall bi yamu ca ndaxte nee na gars yi sondage la ñu def te biir sondage bi dañoo xam ne saa wuñ demee élection ñu duma leen ba ñu tëddi suuf looloo waral seen taxawaay ak ñuy tëbaka dal Walf Fadjri ne en tout cas ëllëg ci àllarba gi daal du sedd mukk ci Ndakaaru capitale bu Sénégal las ne Yewwi Askan
askan wi nag guerre dëgg lañu samp ba noppi di suli mbooti ci biir liste coalition Benno Bokk Yaakaar Ousmane Sonko njiital Pastef ci laas ni bëgg-bëgg njiitu réew mi Macky Sall mooy tey pouvoir bi di ci doxal nam ko neexee te nag nee nañu loolu duñ ko seetaan mukk muy am ci réew Sénégal Sud Quotidien en tout cas Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar ci defante gu saf sàpp nag la ñu nekk waxtu wi L'Observateur moom jox kàddu gi premier ministre bu Sénégal ga woon di Aminata Touré nataalam ci xët wu njëkk yëglekaay bi mu ñëwaat ak ñun ci diggam ak njiitu réew mi Macky Sall ci coowal Barthélémy Dias ak liste parallèle yi jolaa ñëw ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ak tànneefu Diouf Sarr ngir mu jiite liste Benno Bokk Yaakaar ci capitale bu Sénégal Ndakaaru nga yëg nga ñàkk yëg enquête ne mburu du am ba fii ak jeudi ndax bu leen ci Sénégal ñoo xappati ñetti fanu gerew Vox Populi ne ñetti fan ci réew mi yoo xam ne mburu du am ci lañu jëm te loolu ni ki tey ji lay tàmbali looloo sóob askanu Sénégal ci jafe-jafe gu rëy te ñoom waa FNBS ak waa RBS nee nañu lii yëglu kott la ndax li gën a diis ma nga ca kanam Walfadjri ne ginnaaw ba ma ñëwee dakkee seenub liggéey nee nag dootuñu defal fëriñ ci réewum Sénégal mu laan sey ñoo jël lenge yi xàppati ñetti fanu gerew waaye Omar Diallo directeur du commerce intérieur nee na njëgu mburu bi nag muy taw muy naaj mbaa muy ngelaw fa mu nekk du fa jóg critique Le Quotidien ak L'Observateur ne su réew du Sénégal ni ki tey ji ëllëg ak gannaaw ëllëg mburu du fi am Walfadjri ne ginnaaw mbuleen sey waa SAES tamit dañoo amal ñaari fanu gerew ni ki tey ji lañ koy tàmbalee te compte UGB yi ñu bloqué ak accord yi nga xam ne seen nañ ko seen diggante ak état bu Sénégal te ba léegi France daal di xëdeen li ma waral seenu mer Le Soleil ak Le Témoin ñoom jox nañu kàddu gu njiitu réew mi Macky Sall muy ñaar soldat si ci Sénégal ngir ñu gën a ñongo seen taxawaay waaye nag ne nañu def seen kéem kàttan ba méngoog jamono moom Macky Sall njiitu réew mi yemu ca ndaxte nee na lépp lu di jumtukaay dana leen ko jox ngir seen liggéey gën a mën a ñong ci réewum Sénégal Libération ne doomu gang Nigéria yu doon braqué ci Ndakaaru capitale bu Sénégal ba ca Gundar Kamb gang wi daanu na te atum 2019 ba suñu jon yàllaay tey lu toll ci ñaari téeméeri millions lañu jot a sàcc ñu bàkku jëm ci lamb ja suñu lamb yëglekaay bi ne jàkkaarloo Papa Sow ak Siteu jàpp nañ ko juróomi fan ci weeru décembre gi ñu dëgmal te Pape Abdou Fall Paf production moo ko tëgg Pape Abdou Fall ne jàkkaarloo Siteu ak Papa Sow dina xumbata dina neex te lépp lu di matuwaay jël na ko ndax nee na bu bës ba juróom benn téeméeri policier ak alkaati lay mobiliser ngir kaaraange sax dàkk ci arène nationale ba Pape Abdou Fall ne jàkkaarloo bi nag lu rëy la ciy waajal ngir amateur yëpp bég ba faw réew mi Quotidien ne musiba dëgg nag moom ca mel moo Sacré-Cœur ndax benn jànk moo jur doom ba noppi jël birig teg ko ci koom bés ko ba mu dee mais da ngay seet loolu rek gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolu laf laaju xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba lépp yem rédaction bi jox leen dig daje xabaaru mari xëy bu ci àlandee feeg boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbir ngi ci jërë ngeen jëf ñoon ak jàmm